yéen a ngi fii seen page Basketball News of the Day ni ñu koy defee à chaque fois di leen indil ay information ci wàllu basket bi jëm ci région de Thiès département de Mbour tey nag ñu am mode interview ñu am benn invité boo xamante ni kenn dootu ko présenté ci basketu Mbour kenn dootu ko présenté ci basketu Thiès kenn dootu ko présenté tamit au basket au niveau national kenn ki nga xam ne tey jeunes yu bari jàngal na leen fii ci basket formé na leen ci àdduna koo xamante ni dootuñu ko présenté ti daal ci basket muy Tidiane Sow ñu gën koo xamee ci Cheikh Ahmed Tidiane ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay Mouhamed Bombardier maa ngi leen di fay Abdoul ñu ziar. waaw tey si sama wet tamit ma am sama consultant bi nga xam ni des fois sama caméraman lay doon tey nag consultant la Abdoul ñu ngi lay nuyu. waaw mais Bombardier maa lay fay maa lay sant maa ngi nuyu encore une fois maa ngi nuyu mbokk internet yëpp di leen jaajëfal di leen remercier aussi si follow yi ñuy follow tey comme ni nga ko gisee tey moom xam nga suñu père suñu bés tey la ñu tey moom lañ mooy suñu invité tey waaw tey moom comme tey di ñëw ba pas pour waaw tey Père Tige mooy suñu invité comme ni ñu koy waxee rek comme suñu bas écran ngeen gis suñu page yi mi ngi foofu mën ngeen ñëw suivre par Facebook par Twitter par Instagram par Snapchat tey ñu ni Tidiane bu ñu nee Tidiane loo ñuy wax kan mooy Tidiane Sow. kan mooy Tidiane Tidiane de benn Mbuurwaa un jeune Mbuurwaa rek léegi benn paaxu Mbuurwaa laay mën a wax benn nit ku nekk ci dëkk bi rek yëngatu ci mbirum xale yi sama métier enseignant la mais mën naa ne basket bi moo tax ma enseigné comme prof EPS donc ci basket bi laa jaar pour mun a enseigner donc en gros loolu laa mën a wax entraîneur basket en même temps éducateur. tey ñu ñëw avant basket Tidiane est-ce que daan na pratiquer benn sport. par la suite laa jógee ci football bi dem ci basket ñu bëri bi ñu ma gisee basket bi sax dañoo jaaxle tellement que ni ma xarañe woon ci football donc bi ma bàyyee dem ci basket bi dafa jaaxal ñu bëri man par accident laa dugg ci basket ma trop mun naa ne li ma dugal ci basket mbiru yàlla la rek lépp loo xam ne man maa ko ubbi yàlla moo ne woon dinaa dugg ci basket ma dugg ci mais man football laa doon def par accident laa duggee ci basket. waaw c'est vrai que c'est comme tonton Baye la moom tamit côté football la ñëwoon joué ci basket mais tey soo ñu ñëwoon waxtu bi jaar-jaaru Tidiane Sow ba nga commencé basket nan nga duggee ak aussi fi nga jot a jaaree. waaw man dama teel dugg ci basket bi mën naa ne li ma pratiqué bu réewul dama teel a nekk un dirigeant parce que à l'âge de 22 ans fekk na man may encadré même boo xoolee basketteurs yi sax ñoo ma magoon man foog naa benn basketteur laa magoon benn ñaar mooy Adolphe ak Apollo mais presque yeneen basketteurs yëpp ñoo ma magoon samay grand frère ñoo nekkoon ñoom Justin ñoom sama frère Mouhamadou Sow ñu gën ko xam si Do ñoom loolu ñoom Martin Sané ñoom Faye benn professeur bi fi nekkoon ñoom Djibi Touré comme encore encadreur y avait Khalidou Ba comme coach loolu laa fi fekkoon presque ñaari dirigeant laa fekkoon bii mooy Khalidou Ba ak Djibi Touré ñoo fi nekkoon ak Camp Korea ñoom ñett ñoom ñoo ma gis ndaxte man ñi ma doon àndal ñëpp basket lañ doon def man maa fi doon def football kese mais ñoom dañ doon boole basket football man chaque jour maa ngi woon au collège dama doon fii nii rek mais boo xoolee forewu ma si sama
copains yi ñoo ëpp lu ñuy joué que man foot bi laa gënoon bëgg et par la suite laa viré carrément ci basket. waaw nga viré ci basket tey ngay diriger ay ñoo xamante ni ñoo la mag kan nga ba ci biir wax ngay diriger sa grand frère vu différence d'âge boobu daawoo am problème ak yooyu. non man mosuma am problème ak kenn donc comme ni nga ko waxee samay grand frère laa fi fekkoon ma leen di diriger mosuma werante ak ñoom mosuma xuloo ak ñoom mosuma am benn problème noonu laa nekk ñoom de génération boobu dem yeneen génération ñoo fekk ma si boobu ba léegi maa ngi fi mun naa ne maa ngi sama 37e année 38e année si basket bi sans arrêt tey mun naa ne man maa gën a yàgg si basket bi ñu tey ndaxte dirigeant yi fi jaar yëpp jaar nañu arrêté ñëwaat dem arrêté man bi ma dugg si basket ba léegi musuma jël pause chaque année maa ngi depuis 37 ans musuma am pause musuma dem beneen équipe xaw ma beneen équipe musuma fréquenté benn équipe bu dul Mbour depuis 37 ans. bon tey nga nekk formateur lan mooy doon sa base parce que tey former ay xale c'est pas donné à n'importe quelle personne. jël aptitude la nit ki war a am pour mën a pour former waaw. donc li ci jiitu mooy il faut nga gëstu il faut nga am patience ndax ñeneen ñi yenn formateurs yi dañuy yàkkamti moo tax parfois dañuy brûler ay étapes man sama force mooy yàkkamtiwuma bu may jàngal ni basket damay dem étape par étape du ma yàkkamti tant que li ma lay jàngal mokkul du ma jàll si leen boo ma fekkee toujours am na ñoo xam ne dañu ne ci jàng bondal rek la lay jàngal bondal rek la lay jàngal ndaxte lépp base bi bondal munoo def dara si basket te munoo bondal man boo xoolee ñi may jàngal basket même boo defee plus de 2 mètres li meneur bi mën da nga koy mën ndax li may jàngal meneur bi laa lay jàngal man du ma spécialisé ni tëb nit ki ñëw am yenn taille wala am yenn kii rek ma spécialisé ne la yow meneur nga wala ma tëb ne la yow. tam tey ñu gisoon ci sa formation dafa amoon benn kii boo xamante ni moom nga doon mëne ku ci mel ni ay partenariat mel ni comme waa centre Jacques Chirac nga amoon benn combat boo xamante ni da ngeen ko daan def yu jëm ci ay drogue ak yooyu est-ce que lancé boobu yéen a ngi ciy dugaat ba tey voilà. non boo xoolee depuis un certain temps loolu yëpp dañ koo bàyyi ndaxte problème mu bras la ñu am ndaxte mënuñoo nekk fépp temps bi ñuy lutter affaire sur les drogues ak ay sida boobu dañoo bëre woon am effectif yàlla ñoom Baylo ñoom Silla ñoom Amadou Ba ñoom Abdou Diatta ñoom Landi ñoom ñoo fi nekkoon ñu jàpp surtout ci côté sensibilisation ak éducation bi mais depuis un certain temps ñoom ñëpp dañoo jël recul te amuñu ñu leen remplacer moo tax suñu collaboration ak centre Jacques Chirac am benn pause mais man daal bu ma sañoon dinañ fi continuer liggéey si côté boobu surtout ci problème éducation bi ci affaire drogue ak affaire sida. waaw bon man moom sama question surtout côté li nga ñëwee sànq côté base dañuy jàngalee xale parce que man dama ne attitude ak personnalité ak caractère ñooy base basket même xale bu suy basket mën nga xam que yan genre dañ la mel léegi yow ba nga doon jàngale xale yi base nan ngay insister côté technique ak attitude xale bi maanaam relation boobu nan nga koy détecter ak nan nga koy boolee si terrain bi. donc on a c'est pas difficile c'est que un formateur exemple nga war a doon yow sa bopp xale bi dafa war di roy si yow da nga war a yore un comportement boo xam ne xale bi ndaxte xale day imiter xale day toppandoo donc yow am na comportement booy yor xale bi day bëgg a mel ni yow am na tempérament booy yore xale bi day bëgg a yore tempérament bi donc man bu ma lay former
li may jiitu mooy sa comportement ndaxte damay fexe nga nekk xale bu responsable xale bu gëm boppam xale bu am fulla si boppam bugguma man sama basketteur bi koy gis mu yore yenn comportement yi bugguma sama basketteur génn mel na ni si dëkk bi moo taxit damay reyante ba def ko nit d'abord ndaxte nit lu mu mën ci basket te comportement baaxul du si sore man sama problème numéro 1 mooy ma teg def nit yi mu nekk nit fu nite nga xam ne fu mu dem si adduna bi dinañ ko naw d'abord basket bi doogu ñëw donc man loolu mooy sama problème su may jàngal basket damay fexe nga nekk nit moo taxit am na comportement booy yore bu ma la jéemee sot ba sonn mënu ma ko damay jéem a tàggat yow ndaxte man ku ñàkk fayda ku amul personnalité ku gëmul dara ku bëggul dara ku amul fulla si boppam mënu ma nekk la ko mën a doon bu mën a mel côté patient parce que am naa anecdote li mu doon jàngalee tir personnellement li mu doon jàngalee tir chaque fois da nga insister si tir bi mais yow chaque fois da nga ko doon def comme li nga wax da ngay jël sa temps mais tey xale bi tey soo koy jàngal en fait kañ nga mën a maanaam nan nga mën a xayma ñaata temps lay jël pour nga jàng ko tir jàngal ko dribble ba pare mën a jàll si leneen tey soo koy def maanaam tey soo ko doon xayma tey ñaata yow tey xale bu nekk wala ça dépend xale bi lu muy gën a adapté woo xale yi bokkul quoi bokkul. waaw mënu ma laa def exactement temps de jour wala temps de mois li nga wax encore ça dépend si nit am na ñoo xam ne seen compréhension dafa gaaw am na ñoo xam ne boo leen jàngalee dribble rapidement ñu maîtriser ko am na ñoo xam ne mën nañoo def 1 mois duñu mun dañuy dóor bal bi am na ñoo xam boo leen expliqué rek ñu dem donc ñaar ñooñu seen temps d'apprentissage bi doon benn donc li bon mooy kii mën ñoom ñaar ñoo duggandoo rek nga ne par force kii di mën kii dina ko mën il faut nga xam ne ni yàlla bindee nit ñi du ñu benn am na ñoo xam ne dañoo athlétique am na ñoo xam ne seen compréhension dafa gaaw tout à am na ñoo xam ne nag contraire bi la am na ñoo xam ne seen compréhension gaawul am na ñoo xam ne balaa nga leen balaa dara dugg seen bopp day métti am na ñoo xam ne balaa ñu maîtriser benn geste technique day yàq donc ñaar ñu seen jàng kii am ki nga xam ne moom moo gën a am facilité mooy gën a gaaw a mokkal mais kee it mun na bu mokkalee mun na mel ni ki gën a ku ko jëkk a progrès l'essentiel que nit ñi ñoom ñi yàlla bindee nit ñi ñoo bokkul am na ñoo xam ne seen dégg-dégg dafa gaaw am na ñoo xam ne il faut nga wax ba sonn ñu comprendre am na ñoo xam ne benn geste technique bu ñu ko répété waat dañ koy maîtriser am na ñoo xam ne pour ñu kii il faut 2 mois. mais genre Bombardier moo xam naa il faut 1 an pour ñu maîtriser benn geste. non non ñii ñoom amuñu woon benn problème. bu nga jàppale grave. non Bombardier moom. jàngu basketam taxawaalu. dafa am ñoo xam ne yàlla comme li ma la wax léegi dafa am ñoo xam ne yàlla dafa leen may. Bombardier bi muy ñëw di des basket doo woon xale bu ndaw du woon comme booy amoon na yenn gabarit amoon na yenn âge yi dafa mel ni ku mel ni Tra bi muy ñëw si basket doon woon xale ku mel ni Pape Nine bi muy ñëw di basket doonul woon xale te yàlla gis nga fi ma mujjee ak ñoom donc problème bi mooy encore nit ki il faut nit ki bëgg ki ngay jàngal il faut mu bëgg il faut mu am volonté ci li muy def waaw mun nga yéex a dugg si basket mais boo nangoo liggéey ñemee terrain dëggu mun nga progresser. ba waxtaan bi neex na mais ñu dugg ci yenn obi yi rek tey jii ñu ngi woon Tidiane Sow ñu ne ko lan moo ko gën a neex li ko dugal ci basket ak lan moo ko gën a naqari tamit ci bi mu duggee ci basket. monté en première division à Ziguinchor xaw na jour boobu loolu dama ko fàtte sama adduna donc moom mooy année bi ñu dëkk yéeg en première division loolu moom ma gën a neex ci basket bi ma gën a naqar ci basket mooy benn match barrage bi ñu def woon à fële Diourbel terrain na contre Jaraaf match boobu moom ma gën a métti ci match yëpp
ndaxte Jaraaf match boobu dañ ko waroon wàccee deuxième division ñun ñu yëg première division mais si fin bi Jaraaf benn yoon la ñu jiitu gagné match benn yoon la ñu jiitu gagné match yëpp ñu ñoo ko jiitu ba si fin bi seconde bi la Jaraaf dugal 3 points jiitu ñu gagné match bi jeex boobu moom gën a métti si match ndaxte donc yan vision ñoo ko newoon. boobu yàgg nañu ñoom. y avait Yahya, Alain, Omar Top ñoom Alain ñoom Dieng. Ibou Yafa. Ibou Yafa. Bombardier. Songo ñoom Mor. génération boobu la. ñoom boobu xam naa Bombardier moo yàq match bi. non yàqul match bi yàqul match bi. match bu doy waar ngoogu match bu doy waar. match bu doy waar. match boo xam ne Jaraaf dañu ko mënoon ci toute la ligue. donc c'est rek manque d'expérience ñu ñëw gis nañ mu nax sànni benn 3 points ñu ñàkk match. waaw je me souviens très bien ndaxte période boobu am na ku ma dénkoon sama téléphone sama papa woote mu ni ko ñun ñoo mëne mais des na xaw ma ñaata seconde après ci fu tegaat quelques minutes pas bi woote ñu ni ko non Mbour lañ gagné mu ni moo loolu nu mu mën a nekkee. yow tey génération yu bëri jaar na sa tey soo doon noté génération yu jaar sa génération bi ñaata nga koy jox. donc comme ni ma ko waxee léegi rek génération yi léegi ñoo gën a ñuul génération yi passé génération yi passé ñoo gënoon discipliné ñoo gënoon bëgg ñoo gënoon neex a waxal par rapport ak génération léegi bu njëkk ba nit ki loo ko tere dina ko baax te nit ñi dañoo nanguwul liggéey par rapport ak léegi booy ku si mun entraîné jàmm mën derrière le dos parce que dootul nangu entraîné mën na basket donc dañuy teel a doyal dañoo gaaw a doyal loolu moo tax seen jàng basket xaw a doy waar ndaxte bu ñu jàng ba dañu berle bu ma ko mënee wax loolu par rapport ak bu njëkk ba da ngay toog di entraîner ak qualité boo mën a am da ngay toog continuer entraîner booy léegi nag depuis bi ay Espagne voyage sur Espagne ak yooyu ñëwee bi léegi la basket bu Sénégal basket bu Mbour ak basket bu Sénégal laa wax su la yàq ndaxte booy kenn nangootul jàng basket fu nekk yaa ngi yàkkamti voyagé te fu naa loolu réglé wu problème boo voyagé te amoo yenn qualité yi amoo yenn assise yi boo demee doo si génn il faut que fii balaa nga fiy jóge nga mën basket dëgg pour boo demee mën see génn te bu nekkee fii da ngay taxale mën a goo dugg basket am nga taay rek benn ñaar nga voyage doo si génn donc loolu mooy problème bi booy léegi dañoo yàkkamti te li indi loolu y a des coachs yoo xam ne ak ay xawma ay agent lañu yoo xam ne ñoo yàq basket du Sénégal ñoo yàq basket ndaxte dañu ñëw fekk lañ sa centre nga yore say booy di entraîné ñu gis fa benn booy bu élancé ñu bàyyi booy bi génn ñu approché ko yàq xelam récupéré ko suuf jëm ko yóbbu Espagne pare na ci après doo leen déggaat fenn te bu ñu yàkkamtiwuloon bu ñu toogoon rek mënoon nañoo toog fii am fi liñ fi war a am yëpp doog a def mais booy léegi dañoo yàkkamti bu njëkk ba nag loolu amul woon donc booy dañ doon toog jàng li ñu war a jàng yëpp da nga xam ne ku ci am chance voyager boo demee doo am problème ñi ci voyagé yëpp après basket yi amuñu si problème ñi fi jógee Mbour yi dem basket yi beneen biir Sénégal dañ leen di respecté donc loolu moo nekk problème bi léegi booy léegi dañoo yàkkamti da ngay nekk centre nit ñi di la courtiser bu ñu gisee nga dem benn jumelage wala benn tournoi nit ñi gis ne courtiser la nga bàyyi fi nga nekkoon dem te boo demee mënoo am lu gën sax fi nga nekkoon ndaxte ki la gis nga bëgg la am na si loxo yoon nekk mais bu ñuy dem sax duñ la avisé duñ la tàggu duñ la def dara moo tax léegi nit ñi amatuñu sax man personnellement amatuma motivation sax pour jàngal nit basket ndaxte ay workat rek ñoo fi nekk léegi booy seen intérêt la ñuy toog du ñu jàng ba pare yow da ngay liggéey ci zéro
amul benn motivation donc loolu moo yàq basket léegi daal. waaw c'est vrai xam naa nag suñu génération moom ñoo gën a xëy génération ñu Bombardier paa yi xam nga ñu may sànni ñoom màggee mais ça ma suñuy joué ñëpp ça va ñoo leen di gagné mais ça va dañuy bañ paa ñoom. non yéen moom yéen génération ñoom Bombardier mooy ñoom yéen seen génération ñoom Mor ñoom Aziz ñoom Pape Ming génération yooyu mooy comme génération ñoom Abi Diawo ñoom Man Ndiaye Diarra Thiam génération yooyu après mu ñëw ñoom Olysen ñoom Nazira Bébé génération yi ñooñu vraiment ñooñu ay basketteuses waaw ba pare nekk ay guerriers jigéen ñi ay guerriers góor yi nekk ay guerriers waaw léegi loolu amatul léegi booy nit ñu fukk bi ñu amoon ak engagement bi ñu amoon booy léegi amuñu ñun dañu leen dem jouer au niveau des garçons bu ñu ñëwee wàcc dañuy xeeb bu ñu ñëwee taxaw dañuy xeeb mais bu bool bi dawee nga xam ne ñu jàng dañu basket waaw bu bool bi dawee rek nga xam ne ñii dañoo mën basket ndaxte plan gabarit yéen équipe bi mooy ñun ñooy gën a faible plan gabarit plan taille ñun ñooy gën a faible mais bu bool bi dawee dañ ciy génn waaw loolu moom. ay fàttaliku match jigéen si. kii mooy cadet final régional ñu ne ko waa Thiès ba ñu demee fekk fa waa Site ñoom Dia nekk fa ba ñu taay entraîné suñu ñëwee ak suñu tournoi ba ñu ñëw gis nga rek commencé di show échauffement mais finalement ñoo mujjee gagné match bi mais si biir match bi ñoo ngi am sérieux problème ak suñu tournoi dañ naan gars yi mooy loolu. nit ñi ay guerrier la ñu wut. waaw mënoon nañu ba pare nekk ay guerrier booy am fit mais léegi booy da ngay waar. waaw ay ñoom budget yi ñu toll loolu amul ñool bu dajee da lay sonal. Amadou Diop ak ñoom seen Amadou Diop ma ne ko ci biir génération ñu déglu benn interview bu ndaw rek sa benn ancien joueur ñu xool déglu ko ñëwaat. salaamaaleykum Mohamed salaamaaleykum waa Mbour salaamaaleykum waa Mbour Basket tey bu ñëwee bu ma laaj ma def benn vidéo de témoignage ci Tidiane Sow ma ci rafetlu di ko kontaan trop parce que nekk na koo xam ne ci man sori na lool féete na ma lu bëri tey su ma ñëwee Belgique nekk fi responsable nekk fi chef cuisinier néega ci basket bi laa fi ñëw mais am yenn jotu gàllankoor yi ba tax ma arrêté ko nekk di def yeneen dara ak moom a tax te nekk na koo xam ne toujours malgré sori naa ko daf may toujours jox ay conseils sama avancement ak li ma te yan daal su may neex ci moom mu ko mën a jeexal quoi di ñaan yàlla bàyyi ko fi ay at yu bëri suñu wet di ko doole di ko sant di ko gërëm toujours muy man ak ñeneen bi ñuy wax ci moom du fi jeex li ñu mën a def daal mooy di ñaan yàlla mu bàyyi ko fi loolu laa mën a wax. ça va yaakaar naa ne yéen a ngi ci jàmm waaw laaj ngeen ma laaj boo xamante ne de il me serait un peu difficile de témoigner sur une personne boo xamante ne de la jege waaw ndax Tidiane moom wax ci moom du jeex nee naa ko du jeex xanaa ñu jéem ci cof tuuti rek parce que daal li ma la mën a wax nit koo xamante ni sport moo ñu boole waaye mel na ni fi mu nekk nii de ñoo bokk ndey ak bàyyi parce que on se partage pratiquement tout nee naa ko tout nit ku baax ku yaatu ku yiw ku yaru ku xam ni mu bëgg ku am yéene ci basket Mbour aussi xanaa dafa fekk nag li ñuy wax rek ñaari loxo ñooy tàccu sonn na ci lool di wut ko ko jàppale te xam naa ne su amoon ñett ñu mel na moom wala ñeent yu mel na moom rek basket Mbour dina jëm kanam ndax ëmmaam ak bëgg-bëggam di ko ñaanal rek yàlla def mu mottali ak sagoom may ko kattan boo xamante ne rek yéeneen dina ko àggale ci basket Mbour waaw tey nga déglu témoignage sa benn ancien joueur ñu gën koo xam ci Abdou Aziz Mbaye tey yéen ñaar seen relation comme ni mu ko waxee nii yow lan moo ci say xalaat. waaw mooy comme li ma ko waxee sànq génération yi ma gën a marqué ñoom seen génération de seen bopp mooy yéen ñoom Bombardier ñoom Aziz ñoom Mor
génération boobu dafa ma marqué ndaxte ñooñu dafa mel ni ñu ma bokkal benn famille dafa mel ni dañoo bokk sama famille jox nañu ma cër respecté nañu ma bi ñu jàng basket lu ma leen tere dañ koy bàyyi lu ma leen conseil dañ koy def waaw moom au niveau des garçons même au niveau des filles ñoom Mame Ndiaye ñoom Abi Diaw ñoom Soxna May ainsi de suite bu ma libéré damay jub mais génération yooyu yëpp samay nit lañu man dama leen jàpp comme samay jarbaat ñii comme samay doom noonu laa leen di xoolee noonu laa doon liggéey ak ñoom tey loolu dañ ma delloo cër boobu ba mu sëkk lépp lu ma leen doon conseil bi nekkee xale dañ ko doon bàyyi bu ma leen ne di kenn baali kenn du baali bu ma leen di kenn dem génn kenn du génn bu ma nee ren 21 heures man am naa fekk ñu 21 heures ñëpp dinañ tëdd donc déggaloo nañu ma déggal boo xam ne tey li ma si neex mooy génération bu amul kenn ku si raté amul kenn ku si raté ku si réussir ci basket yi réussir nga ci sa vie bëri nañ ñoo xam ne seen i étude dañ doon basket di jàng tey ay cadre lañu fi ñu nekk tey ay cadre lañu fi ñu nekk te man joué naa ci sama wàll ba jàddu ma jox leen benn kii am na ngom men dem na fi Maroc stage boobu mu ngi def formation cuisine mu dem stage Maroc bi mu ñibbisee dafa ñëw kër ga directement ne ma yow mu ne man maa tax naanul sàngara mu ne da doon toog bi mu nekkee Maroc di def stage bu ñu amee kii mu ànd ak marocain yi copain yi ñu dem ay soirée mu ne dañuy ñëw teg seen table def sàngara ba mu fees mu ne da doon dem parfois ba jël butéelu sàngara mu ne xelam du dem ci papam du dem ci yaayam xelam ci man la doon dem heure bu demee bay bëgg a naan sàngara xelam ci man lay dem mu teg bi mu ñibbisee mu ñëw mu ne man maa tax naanul sàngara nga xam nga dèjà rek loolu dara la nit ki génn di bëgg a def lu bon xelam demul ci kenn su dul ci ko doon jàngal basket moo lay wan ne du basket rek lañ doon jàng dañ doon jàngale adduna di leen moytu loolu lu bon moo tax moom it mu jàpp loolu mu dem yóbbaale loolu ba yàlla suturaal ko Jupiter tey bu newoon bu taxoon ne Tidiane sàcc la gëm leen ne Tidiane sàcc la lu mu wax si man rek am na waaw donc moom sama frère la sama lépp la si basket la ñu xamante mais suñu relation léegi dépassé na basket Jupi day toog même bu nekkul basket mu jógee Saint-Louis ñëw nekk ak man ay weer jógaat demaat Saint-Louis boo xoolee ren nekkul Mbour mais du toog weer bu mu ñëwul Mbour passé fi weekend delluwaat donc loolu foog naa sport loolu la sport bu jënd loolu moom la sport bi sport dafa war a boole boo maa war a diviser Jupi bi mu nekkee Saint-Louis bu ñu ñëw Mbour ñuy daje Mbour basket man maa leen doon toggal maa leen di utal logement maa leen di toggal donc loolu mooy kii mënoon nañu ne kii suñu adversaire la mën na see def dara si lekk bi mën na see def dara mais duñ ko sax xalaat ndaxte xam nañ ne man loolu doxuma si loolu waaw mënoon waa Mbour kenn du xalaat sax ne Tidiane ak comme que yaa ngi dalal ñii defal fii lii fii dal wala li ñuy lekk nga def ci lii wala def ci laa musul am waaw donc dañu doon kii woo ma rek ne ma dañuy ñëw ma dem ñu wax ma li ñu bëgg ma dem utal leen ko ma leen utal logement suñu kër nañu toggalee mu ñëw jël si togg yóbbu ma nekk ñoom ba heure mat ñu ñëw joué ñu dóor ñu demaat seen yoon waaw yu dóor c'est vrai que Saint-Louis moom foofu la yàgg jaar ak ñun boobu man sama question mooy c'est vrai que Tidiane yàgg na si parce que ñëpp parce que ngay toog sax ku nekk à l'extérieur suy wax basket Mbour suy wax Tidiane di nga dégg Tidiane ñoom sax dañuy dégg si tur mais xamuñu la pourquoi Tidiane nangoowul génn dem surtout à Dakar suñu wax ay équipe pourquoi moom Mbour rek Mbour nangoo surtout génn ak nangoo surtout dem gars yi gis la non li tax sama xel newul si génn li ñuy defar fii dafa sotteegul ndaxte basketu Mbour tey man mun naa waat ne bu ma si génne sama loxo waxuma
équipe bi day tas mais 90% dina yàqu tey man bu may rocce sama loxo ci basketu Mbour man leer na ma bu bëri dina yàqu ndaxte man li ma jar na ko ñenn ñi man xaalis dugaluma si basket bu nekkoon xaalis ma dugal si basket bàyyi naa dama bëgg basket gëm dëkk bi gëm Mbour bëgg di défendre toujours intérêt Mbour moo man téye si basket mais man tey normalement war naa jël recul mais gisuma ay loxo yu set yu wóor yoo xam ne dina tax man ma dellu ginnaaw tey nii bu ma delloo ginnaaw mun naa leen appal bu ñu toog 2 ans yu équipe bi tasu donc Mbour laa nekk pour ma génn tey bu ma sama xel nemoon benn nekk si génn balaa maa génn man li ma gënal mooy basketu Mbour dem ba yegg benn niveau bi mu yóbbu ko ba mu yegg benn niveau bi laa mun naa ne ba pare ay jeunes ñëw yu borom loxo yu set yoo xam ne ay responsable lañu bu boobaa mun naa ko bàyyi ñëw peut-être ma dem jàppale ji beneen équipe bu ma soxla mais pour le moment daal sama xel musul xalaat génn Mbour musuma ambition pour ci beneen équipe bu dul équipe bu Mbour ndaxte bu ma sañoon Mbour équipe bi gën a baax ci Sénégal fu ñu waxee benn ñaar ñettal bi Mbour lay doon. waaw parlons actualité ñu ngi ci Mbour bi instant bi situation Mbour lan nga ñu ci mën a wax. ah waaw mais situation parce que Mbour waay la sport Mbour waay ñoo ko mën a développé mais Mbour waay bu ñu seetaan équipe bi dañuy am problème ba jël exemple ci football bi rek est-ce que yaakaar ngeen ne lu mel ni Mbour ak li ci fi nekk ay équipe am ñaari équipe première division deuxième division troisième division lu ne ngi fi amuñu terrain ñu bëgg a développer sport Mbour ñaata cadre ñoo fi nekk Mbour ñaata borom alal ñoo nekk Mbour mais doo gis kenn ku jàppale sport doo gis kenn ku jàppale sport difficilement la ñuy jouer suñu championnat difficilement équipe bi doo gis kenn y a personne ay 3-4 personnes maximum doo gis kenn amul benn Mbuuruwaa bu mën a taxaw yëkkat loo xam ne maa ngi jàpp si loolu c'est ridicule dafa ñaaw ñuy dégg équipe Mbour nekk si yenn conditions yi nit ñi nekk si yore seen i teraanga duñ ko def si seen i jarbaat seen i rak seen i doom dafa ñaaw bu ñu dóoree Mbour dinañu métti trop mais kuy Mbuuruwaa di wuyoo ci turu Mbour gëm Mbour war na laa métti donc man li may wax mooy nañu ñëw approché nit ñi ñëw jàpp si équipe bi soxla na amuñu ay dirigeant genn wàll ñëpp bàyyi nañu gisatuñu kenn li fiy nekk di fonctionner motuñu 5 personnes première division dirigeant yi fi nekk motuñu 5 personnes amuñu 1 franc bu weesoo subvention amul kenn ku ñuy jox xaalis amul subvention la ñuy dund bu weesoo loolu coach yi ñaari dirigeant ñett ñooy jël seen poste di ci def coach yi seen bopp dañuy jël xaalis di def ci équipe coach yi ñu war a fay ñooy jël seen xaalis di dugalaat ci équipe donc problème mu Mbour du dara lu dul problème mu Mbuuruwaa ñoo jàpp ci équipe jàppuñu ci basket bi jàppuñu ci handball bi jàppuñu ci football jàppuñu ci dara ñoom daal ay simbak ay sabar ay ndëpp la ñu xam waaw jàppuñu ci sport bi waaw nit ñi def nañu appel ba sonn dara gis ñu kenn boo ñëwee condition ñuy regroupé bu ñu nee lii équipe première division la ngeen a dégg maillot ñuy sol baaxul dara ballon temps yëpp amuñu bal suñu bal yëpp yàqu na waaw maillot ñuy joué amul benn maillot bu baax dañuy taxale rek y a rien Mbour basket daal 0 amul kenn ku ñu jàppale amuñu dara 0 amuñu dara suñ subvention daaw ren lañ koy doog a jot su subvention daaw ñu ngi koy doog a jot rek donc condition yooyu mënoo fekki benn joueur
nit ñi chaque année on a des départs keroog bi ñu mujjee dem Dakar maa ngi waxtaan ak le directeur technique national bi ñuy joué contre Debarok mu ne ma ñoom li leen jaaxal ñun nan la ñuy def sax ba def première division ndaxte chaque année ni suñu xale yi di demee mais yàlla mu ñuy suturaal ñu ñuy maintenir mais nag équipe bu ñuy def toujours maintien ci wàcc la jëm équipe bi def toujours maintien ci wàcc la jëm donc nag ba léegi c'est possible pour ñu maintenir mais il faut nit ñi ñëw jàpp ndaxte bu ñu jógee fii play down lañu jëm play down nag moom bu doxulee rek mooy pare nañ donc nag man maa ngi lancé appel ku bëgg Mbour même bu nekkee bëggoo basket mais nga bëgg Mbour te nga xam ne bu équipe bi ñàkkee Mbour a ñàkk kenn du ne Yan moo ñàkk kenn du ne Abdoul wala Bombardier moo ñàkk dañuy ne équipe bu Mbour moo ñàkk donc koo xam ne loolu dina la métti fexeel nga jege ci nit ñi xool nan ngay fexe ba jàppale nit ñi Mbour ñàkkul ay cadre ñuy jàppale ñàkkul ay borom alal yu ñuy jàppale mais duñu gis kenn boo demee seeti nit ñi duñu réagir donc maa ngi lancé appel daal bonne volonté yi pour ñu ñëw jàpp ci équipe bi pour équipe bi bañ a waat di lancé appel ni leen mi ngi noonu équipe bu dëkk tey jii booy xool ci région de Thiès mooy benn équipe bi fi xam ne moo fi nekk première division au niveau des filles donc ñëw leen ngeen jàpp si particulièrement yéen ñi nga xam ne ay ressortissants ngeen yéen nga xam ni ay autorités ngeen ñi nekk ci dëkk bi ñëw leen ngeen jàpp ci équipe bu dëkk bi la. vu situation yi ñu nekk manque financièrement la rek finance moo ñu dese capacité yee ngi fi xel mu baax baa ngi fi mais au niveau xaalis amuñu dara Abdoul loo ciy tuuti. maa ngi lancé appel ndaxte ñi si war a jiitu mooy ñi nga xam ne dañoo yëngatu ci basket fii Mbour da yàlla suturaal leen ñu nekk extérieur tey yore seen i teraanga ñooñu ñoom la ñu war a jëkk lancé appel pour ñu réagir mooy boy yi nekk extérieur di basket yàlla suturaal leen ñu am tuuti lu ñu leen yàlla dénk dañ see war a delloo club bi loolu droit la ñaanuñu saraxuñu droit la nit loolu lay doxee boo nekkee ci milieu jàngee fa ba yàlla suturaal la nga dem da ngaa war a gestu fi nga jóg ndaxte ñoom ñëpp xam nañ condition yi ñu dundee ñoom ñëpp fi la ñu jaar xam nañu lan lañ ci def donc kon xam dara soppeewu ko fi nag ma wax leen ko dara soppeewu dafa gën a bon dafa gën a li ñu coono bi ngeen doon nañ fii li ko raw moo fi nekk donc nag pour ñu ngeen mun ñoo jàppale il faut ngeen réagir il faut que ñu réagir te loolu seen cër la dañoo war a delloo njukkal fi ñu jóge ndaxte bu ñu ko defoon kenn beneen basketteur bi jógee Thiès ñu di ko def basketteur Mbour waaye ñoo mën a jàppale équipe léegi nag bu ci basketteur yi jàppee nag léegi ñi nga xam ne noo basket doo ko ñëw mais les basketteurs ñi nga xam ne ñoo ko dund ñoom ñoo war a jiitu ñeneen ñi doog a ñëw kon loolu laay lancé appel ñi nga xam ne dañ doon basket fii ba yàlla suturaal leen ñu nekk ci ay yore seen i terrain li ñu jëkk réagir ñeneen ñi doog a réagir Dieye wax na ko léegi Sénégal waxuma la région de Thiès mais Sénégal bu weesoo Dakar benn département moo nekk Sénégal am équipe bu basket en première division mooy Mbour amul benn dëkk bu ko fi am benn département ci Sénégal moo am équipe première division buy basket mooy Mbour li mu am ci football am ko ci handball am ko ci football féminin am ko ci football Ligue 1 amul benn département bu ko am ci Sénégal muy ci làmb ak lépp bi ñu am yàlla daf ñoo defal loo xam ne Mbour yi exploité wu li yàlla def ci Mbour yi dañ koo exploité mais lépp lu ñu soxla am na Mbour même pour développer discipline muy lutte ak lépp muy te li ñu jàpp waaw nit ñi jàpp ñu ci émission bi tire à sa fin tey sa kàddu bu mujj tey lan la. sama kàddu bu mujj xanaa gërëm xale yi ni fi nekk di rey seen bopp xale yi di basket
ndaxte métti na trop bi championnat bi démarré ba léegi dañuy ci retour yi mënuñoo fexe ba am victoire mais ñu ngi continuer di ñafe gëm ne équipe bi mën na def mën na def première division donc appel boobu la ñuy lancé ñëpp képp kuy Mbouroo tey moyen boo am boo ñu mën a jàppale boo ñu mën a dimbale ci ay ballon baax na ñun du sax xaalis ñu soxlawuñu xaalis mais nañu am bal yu doy nañu am nu ñu gërëm bi maillot yu baax blouson yu baax def suñu génn ñu respecté ñu am ay dàll yu baax ñu nekk ci condition yu baax loolu la ñu soxla du question ñu teg xaalis suñu loxo loolu soxlawuñu ko l'essentiel que nañu am maillot yu baax am ay blouson yu baax dàll yu baax bal yu doy loolu la ñu soxla bu ñu kenn jox xaalis soxlawuñu xaalis waaw bi ñu defee regroupé mën nañu ko demee mais li vital mooy ballon amuñu ay ballon amuñu maillot amuñu blouson amuñu dara loolu lañu bëgg ñu jàppale lu mu gën a gaaw dañu indi bal doy boo gisee score yi ñuy dugal nga xam ne on ne tire pas ay score 20 ay 22 tiré wuñu ndaxte pour nga dugal il faut ngay tiré lu bëri boo amul bal nan ngay entraîné kii donc loolu mooy problème bi ñu amee bal yu doy nit ñi dinañ mën a lakkin yi dinañ ko mën a combler mais boo amul moyen amoo bal amoo dara benn bal wala ñaari bal mënoo see defar on se dit la vérité donc na nit ñi ñëw encore une fois maa ngi lancé appel pour nit ñi ñëw jàpp du ma tudd kenn nag kuy Mbouroo wala nga nekk sympathisant wala nga nekk ci dëkk bi rek ñu ngi lay ñaan nga ñëw jàpp ñu ngi lay ñaan nga ñëw jàpp boo ñëwee sedet lu mu dee même boo fi fekkul dirigeant di fi fekk coach waaw boo fi fekkul dirigeant di fi fekk coach numéro boo soxla boo ñëwee boo kii dina la ko jox waaw boo ñëwee sedet daal loo foo mën a jaar di dimbale équipe boo ñëwee sedet di nga am koo mën a waxal ñu ngi fii di lundi au samedi bu ñu amulee match chaque jour ñu ngi sedet heure boo ñëwee di fa fekk benn nit boo xam ne mën na la jox ay renseignements loolu laa amoon lu ma wax di leen gërëm di leen sant. ñoo ngi lay gërëm Tidiane franchement c'est vrai que wax yomb yàgg nañ bëgg interview bi mais Tidiane moom foog naa tey am na ñoo xam ne ñu bëri amuñu ko en tout cas ñoo ngi lay gërëm ñu man moom moom xam ñëpp xam nañ mooy Tidiane moomu jàngal basket foog naa suñu famille la woon xam nga sama ñëw ba jàngal basket tout ça ñoo ngi lay remercier encore bon c'est vrai que nag jamono instant ak nu mu demee moo tax ñu bëri dañoo réeroo mais man moom suñu génération moom ñu yàgg téye ñoom ba mbàjjee di leen dóor génération moom laay wax quoi génération bu tàkk ñu yàgg téye ñoom ba mbàjjee di leen dóor. ñoom foo mara waaw ñoom ñëpp moom ñu ñoo ngi lay nuyu te ñoo ngi lay remercier te nee na si kanam moom bu si kanam rawul ko incha allah. mais ancien basket nañu réagir. nañu réagir waaw. ñoom mara ñëpp la leen wax nañu réagir. ok waaw incha allah incha allah. waaw di leen wax comme fi Tidiane terminé rek di wax képp kuy Mbouroo te dëkk Mbour fii rek ñu ngi lay wax nga ñëw jàpp ci équipe bi soxla nañuy dàll soxla nañuy bal soxla lañu lépp soxla nañu sax yenn psychologue ak yëpp pour mën a waxtaan ak nit ñi ndaxte xeebuñu dara soo waaye ku nekk fa ngay yëngu rek loo ci mën a indi équipe bi soxla na ko di la jaajëfal Tidiane bu baax a baax si disponibilité li nga xam ni jot amul temps amul te bii nii 3 heures ba léegi yaa ngi ci xale yi instant bi war ngaa mën a nëpp dem reposer ji ñu ngi lay jaajëfal bu baax di leen wax fii lay xewee rek ci Basketball News of Day comme ni ñu koy defee à chaque fois di leen di à la prochaine si beneen interview ak beneen invité